salaamaaleykum suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di dalalaat ci seen émission gan gi tey nag suñu gan di Momath Ba nekk DG Aprosy nekk tamit candidat mairie Nioro. directeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waaw directeur yow yaa nekk directeur général Aprosy. Aprosy lan mooy liggéeyam fii ci réew mi. Aprosy moom liggéeyam moom mooy defar ay site industriel moom mooy ay zone yoo xam ne industrie ñoo fay daan seeni doole. mooy li nga xam ne état bi dafa wax ñu tabax ko. ci réew mi pour koom-koom ci gox-goxaat yi ñu dem wut fa ay barab yoo xam ne au lieu mu doon ay dëkkuwaay ay liggéeyukaay lañ liggéeyukaay nag ci industrie ñu war a fa def ay yoon ay ndox ak téléphone ak yoo xam ne yëpp daal dina yombalal liggéeyu industrie ak production industrielle. loolu mooy li ñu war a def. moom la ñuy def ci région yi def ko Diamniadio def ko Dakar te loolu itam mooy li nga xam ne moom mooy li xew. ci àddina bi yëpp. di ñu gis ni yow yaa ngi nekk ci boppu kuréel liggéeykaay bi depuis 2015. ñu gis sa benn interview quotidien en 2019 nga wax ni am na plus de 200 entreprises ya nga xamante bindu woon nañ di xaar pour mun a dugg fii ci diggante boobu ak léegi entreprise yi fi nekk ñan la ak aussi est-ce que am na yeneen yu nekk en attente. entreprise yi ñu waxoon bu yàgg 200 et quelques yi mun nañ wax ne 115 yi dugal nañ leen ci domaine industriel am na à peu près de 20 yuñ dugal fii nii ci plateforme industrielle. am na nag yuy xaar parce que ñu bëri comme ni ngeen ko mën a gisee. dañu bëgg a nekk ci booru Dakar ndax port bi fii la nekk ak yooyu. moo tax ñu bëgg ñoom ñëpp concentré wu Dakar. 90% industrie yëpp ñu ngi Dakar d'ailleurs mais ñun suñ li ñu bëgg a def mooy ñu fexe ba entreprise yi dem ci biir réew mi mais ñu ngi leen di wutal ay suuf ñu ngi wut ay barab fii aussi parce que am na ñoo xam ne fii moo leen arrangé mais ñu ngi wut itam ci biir réew mi moo tax itam ngay gis ay domaine industriel comme Sandiara am na yeneen yu nekk ci yeneen ay gox ñu ngi ubbi yeneen domaine aussi pour jox ñi nga xam ne ñoom ñooy industriel yëpp ak ñi bëgg a def ay investissement ñu am fuñ mën a liggéeyee ci liggéey boobu nag li nga xam ne moom moo ko sabab mooy valoriser suñ produit yi surtout am na ay domaines yoo xam ne domaine industrie pure la domaine manufacture mais li gën a am solo moom mooy ñu valoriser ñun suñu gàncax suñ produit muy gerte muy bisaab muy buy muy anacarde muy daal lu bëree bëri ñu def ba nga xam ne population bi dinañ am liggéey am xëy ba pare di créer li ñuy wax valeur ajoutée. ci xayma rek ci xayma 2015 ak léegi boo doon estimer apport bi Aprosy am ci koom-koomu réew mi fan lay toll. waaw lii ma mën a wax d'abord ma jox ay chiffres plateforme bi état bi moom moo ko defar fii ñu nekk ci première phase. mu joxe 25 milliards. 25 milliards yooyu yi ñu joxe dañ waroon créer ay emploi créer nañu emploi def nañ presque junne ak juróom fukk ak dara emploi yu fi am. te mu ngi gën a yokk. investissement yi nga xam ne capté nañ ko. bon ñu ngi ko xayma presque doublé na 25 milliards yi presque 50 milliards jël nañ ko mu doon ay investissement yoo xam ne def nañ ko mooy li ngeen gis foog naa wër ngeen tuuti gis usines yi ñu ngi dox ak emploi yi ak li nga xam ne moom mooy yi ñu daan jëgaani ñu koy defar fii donc ci xayma capté nañ plus de 35 milliards créé nañ plus de ay junne emploi fii mais aussi ñu ngi defar loo xam ne presque pay gi mënoo ko sax xayma parce que soo gis foog naa gis ngeen usine masque yi bi ñu amee
mbas mi manqué woon nañu trop mais léegi ay millions et millions en masque la ñuy am ba nga xam ne loolu parce que daan jaar téeméer léegi fukki dërëm sax voilà léegi waaw téeméer la daan jar léegi gis nga ne fukki dërëm sax di nga ko am gis ngeen aussi fi ñuy distribuer médicaments yi ay milliards yi milliards ñoo fi ne te donc ay temps garab dina daan manqué wala mu nekk ci ay xayma yoo xam ne peut-être doo xamee sax fu mu jógee wante fii ñu ngi fi defar di paqueté garab yi di ko joxe commande yi di ñëw par internet di dem par ay oto donc gis ngeen aussi vélo yi nga xam ne wala électrique la gis ngeen daal yu bëri fii yu fi nekk yoo xam ne vraiment paquetage yi sax gis ngeen ko emballage bu yàgg dañ daan ko defa Tunisie léegi indi nañ ko fii donc moom li ñuy wax import substitution tax na ba nga xam ne emballage yi wàññeeku na de plus de 30% ci seen ay prix loolu day baax ci ñun suñ écoulement produit jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo doon bugg a defar wala société yi nga xam ne dañu amoon problème mu emballage léegi amatuñ ko duñ nekk di rang trop pour am emballage yooyu daal ay lu fi wadd la soo jëlee domaine industriel bi nekk fële wax naa ne presque 100 non fii nekk domaine industriel Diamniadio toujours foog naa dem ngeen fa mais mënu leen sax dugg ndax yaatuwaayam gis ngeen entreprise ya fa nekk près de 100 entreprises ñu ngi fay tegu plus de 40 ñu ngi liggéey am na yu bëree bëri yu mag a mag a mag yu ñëw dans la boisson ci basang yi ci poto béton yi ci lekk gi ci lu bëri ci carton yeeg yooyu yëpp tout ça là ñu nga fa ak dëwlin yeeg yooyu donc kooku aussi ñu ngi jëmi 25 000 emplois léegi mun nañu wax ne am nañ presque juróom-benni junne emploi te koom-koom bi ñu fay liggéey macha allah baax na pour réew mi te jege na aussi terre bi gis ngeen ne ouvrier yi dañuy ñëw rek jël terre bi donc projet bu intégré la aussi impacté na ci Diamniadio parce que tax na Diamniadio soo ñëwee 6 heures nit ñi di wàcc da ngay kontaan parce que xale yu bëri ñu ngi fi di liggéey xam naa fu ñuy jeexalee ci pàcc boobu rek mooy Aprosy wax nga ko léegi am ngeen mbébét dugg ci biir réew mi mbébét boobu fu mu toll ak yan zone ngeen identifier pour dem fa. waaw xam nga li ñu wax fii dañ ko doon wane rek def ko ba mu baax ba ñëpp gëm ko nga door ko mën a ñëw yóbbu ko ci biir réew mi commencé nañ bu baax a baax nag parce que defar nañ ay hôtel industrie yoo xam ne ñu ngi fu Touba ñu ngi Gossas ñu ngi Linguère ak yooyu am na ay domaines industriels yoo xam ne ñu ngi leen doon réhabilité muy bu Kaolack bu Ziguinchor ak yooyu am na yeneen projet yoo xam ne dañ koy def ci biir réew li nga xam ne moom lañ mën a wax Aprosy am na ay suuf yoo xam ne foo xam ne koom-koom a ngi fa comme Taïba Niassène am nañ ko fa Gandiaye ñu ngi fay def domaine industriel Touba même am na domaine bu baax boo xam ne bu rëy bu ñu fay def bu ni mel donc ñu ngi dugg ci biir gox-goxaat yi pour gàncax yi am na yeneen projet yoo xam ne ñun dañ ci nekk ci biir comme agropole yi agropole moom mooy foo xam ne li nga xam ne moom mooy culture agriculture ak yooyu yëpp la fa nekk comme gàncax ñu valoriser ko ba pare industrialiser ko mu doon dugub mu doon anacarde mu doon xorom mu doon voilà yooyu ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax te loolu ci biir réew mi lay dem mun ca noor ba moom soo demee booru Ndar jën yaa nga fa man nañ fa bay ceeb beeg yooyu yëpp tout ça meew maa nga fa yooyu yëpp donc agropole bi su demee dañuy industrialiser donc exploitation bi ba pare industrialiser donc valorisation bi def ko aussi Casamance mango yaa ngi fa nekk soo demee Bignona mango yaa ngi yàqu dañ koy dem jéem ko jël ko defar ko pour que ñu am ay jus de mangue wala ñu exporter ko ci condition yu baax loolu daal ci loolu la ñuy liggéey au centre aussi xam nga xorom saa nga Kaolack bon am na dugub bassin arachidier maa nga fa yooyu yëpp dañ ko bëgg a valoriser ci gox-goxaat yi mun naa aussi citer Sénégal oriental boo xam ne or baa nga fa fer baa nga fa mën nañ fa def ay carreaux et tout ça moo tax ñu def ay agropole ay zones industrielles yoo xam ne dañ koy def est ouest nord sud centre pour mën a développer Sénégal pour jox xëy
pour koom-koom bi. wàññi jéggaan yi waaye ñu fàttali suñu gan mooy monsieur Momad Ba nekk DG APROSI waaye it nekk candidat mairie Nioro du Rip mais monsieur le maire ma tàmbali monsieur le maire monsieur le maire lan moo sa candidature Nioro lan moo ko waral lu tax nga bëgg a nekk maire Nioro. am naa ay jaar-jaar ci industrie ingénieur la liggéey naa ci industrie liggéey naa ci koom-koom créé naa ay xëy am naa daal loo xam ne expérience lañ koy tuddee. ci tabax ci def lu nekk soo ñëwee fii gis ne liggéey nañ fii. nit nag aussi bay comme ni ñu koy waxee. sa weewut tànk. donc li ngay nekk. su doonoon bitim réew man nangu ma ko dama ñëw Sénégal pour liggéey. su ma ñëwee dew ma bitim réew fii laa toog bu yàgg ñu bëri bëgg nañ ñu dem mais dew ma fi ma toog nii macha allah def naa fi li ma war pour ci li ma xalaat xeeb dooli nag bëggoon aussi fa ma nekk sama dëkk fa ma cosaanoo. ma def aussi dara loo xam ne dina kontaan ne man defal naa lii suma dëkk. defal ko sumay xaleel defal ko sumay ñi nga xam ne mooy sumay mbokk. ci loolu moo tax itam nekk maire soo nekkee dara yàlla may la dara da nga war a gën a jege say mbokk loolu moo ma tax ma bugg a doon maire. président de la république nag jàpp ci bu baax a baax teg ma ci listam ma doon tête de liste xam na ma bu baax ñëw na Nioro ma invité woon ko boobu at yu métti la woon. mooy ay 2008 ba mu ñëwee mu gisoon problème yi ñu fa amoon yëpp. mu xam ne loolu métti woon na ci askan wi ba mu promettre woon nañu su ma nekkee dara ci réew mi daan leen dimbale. kooku moo tax itam moom bi mu jëlee réew mi ma ñëw ci wetam mu wax ko ñu wanaat ko Nioro moom xam na ko fàttewu ko du fàtte yooyu yëpp. defaraat na dëkk bu baax a baax. mais dañuy gën a continuer ci loolu. moo tax ñuy gën a sawar ci liñ doon étudier liñ doon def. di bugg Nioro jëm kanam. ñu gën a continuer ci loolu te sunu relation sunu xam-xam sunu expérience moom lañ bëgg a teg pour gën a dimbale sunuy xaleel sunuy waajur ya fa nekk sunuy mbokk ya fa nekk pour mën a jox koom-koom dëkk bi mën a fexe ba nga xam ne mu am ay usines comme ni ñu ko amee defaree fii mu am aussi santé boo xam ne population bi dina gën a gis boppam ci li nga xam ne moo am ci réew mi mooy toute la politique de santé yooyu yëpp dañuy ñëw foofu dem Nioro pour mën a liggéey pour askan wi. waaye DG est-ce que bokkoo ci politiciens ya nga xamante ne dañuy bàyyi ba ne su ma nekkee maire defal leen nangam te avant lijjanti woo population boobu li ñu nekk seen yitte du say yitte ba bëgg a nekk maire ne bëgg ko faj. man loolu mën naa ci tontu. parce que maa ngi fàttaliku boobu affaire politique sax xelaatuma ko sax. ba may génn bees di doon ingénieur premier poste bi ma am maa ngi ko amoon ko woon. usine bu ñuy tuddee Sénémbal ci maa ngi wax ci internet ñoom mën nañ ko vérifier. ba ma fa nekkee doon fa ingénieur li ma njëkk a def moom mooy tenue de travail yi nga xam ne ouvrier yi. dañ leen ko waroon a jox maa ngi ko defarloo woon Nioro Kaolack ak Nioro nag soriwul wante joxoon naa foofu ku ma xam itam xam ne fa ma mën a ne ICS ak yooyu yëpp dimbale naa sumay mbokk quand même bu baax a baax jël naa foofu ay silex ay doj yu mag dem defar yoon yi parce que kamb gi comme ni ma la ko waxee woon kamb yaa ngi doon bëgg a suuxal suñu dëkk jënd naa fayal suma bopp ay si sama poche bopp sama salaire ay oto ñu yóbbu fa ay doj yu bëri pour arrêter kamb yi ba léegi sax d'ailleurs arrêté nañ ko defar naa ay pont defar naa lu bëri donc du kii xaaroo ba nekk maire boobu xalaatu woon sax dugg ci politique li ma lay wax ne le président Macky Sall man maa ko invité woon foofu si benn association bu tudd IDN initiative pour le développement de Nioro bu ma créé woon ci loolu la woon kooku boobu politique sax ñëwagul bi ma gisee nag ne il faut nga dugg ci politique pour mën a def dara laa ci dugg voilà donc 2009 kon noonu la demee kon avant loolu maa ngi doon def ay li ñuy wax naan ay visite médicale yooyu noonu boobu laa ko créé woon di ko def boobu yàgg na kon yaa ngi woon ci yitte maa ngi woon ci yitte waaw ba léegi nag
ci lañ tey la Waalo gën a aay. donc te incha allahu rabbi suñ nekkee maire itam ci loolu la ñuy taxaw. voilà pour sunu askan. pour gën a jëmale kanam sunu gox. ci loolu ngay nii taxaw. pour askan bi jëm kanam. waaw DG xam naa ni suñu interview fii lañ koy dagg. di la remercier ci dalal bi ñu dalal fii say makkaan. di la bàyyi rek nga tàggu askanu Sénégal ak waa Nioro. waa jërëjëf ñu ngi nuyu ñëpp di sant président de la République ak vraiment ñi nga xam ne moom lañ àndal ci liggéey bi di sant aussi su agence bi nga xam ne moom laa jiital njëkkee ci président Sémou Diouf la tudd dëkk Fatick koo xam ne aussi ku baax la koo xam ne sama xarit la ak conseil bi yëpp di sant ñi agent yi fi nekk yëpp ci seen liggéey di wax ne aussi bon li ñu sant macha allah Sénégal am na ci yaakaar ñu ngi ci di liggéey mooy industrialiser dëkk bi ñu ngi ciy def suma ministre bi ko jiitee Moustapha Diop itam ma sant ko moom ak équipe bi yëpp ak secrétaire général ci loolu lañ nekk di ko def donc maa ngi sant ñëpp di wax ne à la limite plateforme industrielle domaine industriel ak projet industriel yi ñuy liggéey. Président Macky Sall dénk ñu ko mu ngi joxe ay résultats incha allahu rabbi dina jëm kanam parce que président vision bu baax la amee bu jub la ñu ngi wax itam waa Nioro ak waa askan wi que ñoom lañ fi nekkal ñoom la ñu liggéeyal pour Sénégal jëm kanam Sénégal émergent. Sénégal jëm kanam Sénégal émergent mbokk internet yi mu nekkoon monsieur Momad Ba DG Aprosy nekk candidat mairie Nioro du Rip ñu leen di dig daje beneen jotaay ak beneen gàtt.